téléspectateur yu ITV ñu leen di nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fii tey jii ñu am mbégte dalal Sophie Coulibaly Meng nekk doctorante en management international naka noonu nekk ingénieur financier titulaire d'un DS en finance et d'une maîtrise en gestion des entreprises et des administrations nekk opératrice économique chef d'entreprise mu yëngu bu baax a baax lu jëm ci wàllum banque yeeg yooyu te tamit muy bàyyi xel si lépp lu jëm ci wàllum violence yi nga xamante ni dañ koy teg jigéen ñeeg ak tamit ndaw ñi mu nekk li nga xamante ni soxal na ko bu baax a baax moo tax ñu dalal ko ci plateau Kennu Askan Wi ngir waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum violence faite aux femmes et aux enfants ndax démb rek si Dakaru si place de la nation ex obélisque amoon na benn marche bi nga xamante ni marche blanche nañ ko tuddee woon jigéen ñi doon naqar lu baax a baax yenn jafe-jafe yi nga xamante ni jigéen ñi moom nañuy dund si bërëb yu bëree muy bureau yeeg nangam sàngam ak entreprise yi naka noonu seen kër ak harcèlement yi nga xamante ni am nañ ko si loolu yëpp Sophie dina ko yaatal ci bile émission man lay dala jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii si TV. asalaamaaleykum Malick. asalaamaaleykum askan bi maa ngi leen di nuyu téléspectateurs yi di kontaan trop di am mbégte kontaan ci invitation bi ndax thème bi nga utiliser tey vraiment dama sawar ci ñëw wuy si la dama ci sawar wax dama ci sawar ndax lépp luy toucher jigéen vraiment en tant que femme tout simplement en tant que femme parce que en tant que mère en tant que femme leader parce que dafa am loo xamante ne wax dëgg yàlla dañ ko war a taxawee ci askan bi dañ ko war a taxawee wax bu jotee boo noppee ci naafeq yi ngay bokk donc bu wax jotee vraiment day am solo ñu dem fa ñu war a waxee waxtaanee dañu war a waxtaanee ndax gën a dolli sensibilisation amaana sax vraiment ñi ci yëngu bari na ci sensibilisation jamono ji mais ñambas yo yàqul très bien te wax jot na daal te wax jot na alors dem comme ni ma ko waxee woon si introduction bi amaloon nan jigéen ñi amaloon nan marche bi nga xamante ni place de la nation la amoon ex obélisque ba RTS ñuy ñaawlu bu baax a baax violence yi nga xamante ni dañ koy teg jigéen ñi ak ndaw ñi alors yow marche bi d'abord dem na nga gisee initiative yi ak tamit dem action bi nga xamante ni yéen jigéen ñi amaloon nañ ko dem. marche bi vraiment dama koy rafetlu déjà di féliciter bu baax a baax ñi ko initier ndaxte c'est venu à son heure comme on dit c'est venu à son heure parce que temps yi gis nga scandale yi am ñu ngi ci dinañ ci ñëw bu ci kanamee lu ñu muy gën a doon loo xamante ne daal dafa mel ni dafa nekk phénomène d'actualité loo xamante ne jigéen ñi dañ ci jóg démb xas ci seen tànk tubé ne dañuy def marche blanche vraiment ci ni mu gën a rafetee sensibiliser même presse internationale bi gis naa ne ils sont autosaisis ñu nga fa woon te vraiment góor ñi tamit desuñu ginnaaw ndaxte gis nañu ne am na ay góor yu accompagner aussi marche boobu donc muy doon lu ñuy rafetlu bu baax a baax vraiment di féliciter bu baax ñi ko initier te xam ne ci ponk yi ñuy défendre aussi ñoom lors de cette marche d'après ce que j'ai vu mooy ñi ngi wax aussi pour ñu faire évoluer loi yi ñi ngi wax ci code de la famille nag lan la ñu bëgg ñu accompagner loolu te loolu yëpp day doon loo xamante ne dina jàppale jigéen ñi bu baax a baax am na solo am na solo léegi remarque bu ñu def mooy constat bi nga xamante ni def nañ ko Sophie mooy violence yi dafa gën a takkarnaase violence yi tey la wàllu gën a aay si sa gis-gis lan moo ko waral lan ban explication nga war a gën a mën a joxe ngir wane ni violence yi lu tax mu jéggi dayoo lii la waaw violence yi dafa jéggi dayoo parce que Malick booy seet jamono ji xam nga nit ñi bu ñuy wax violence dañuy yaakaar ne rek mooy ki yëkkati loxoom di dóor wala kii rey wala kii fekk alors que du loolu rek loolu violence physique la violence physique bi am na violence verbale aussi parfois violence verbale dina dem sax ba gën a violence physique ndax boo jëlee nit di ko mettital di ko toroxal di ko doyadi di ko wax yenn kàddu yu ñaaw yi bu yàggee da ngay toucher dignité humaine yu nit ki sax ci boppam donc loolu yëpp ay xeetu violence la yoo xam ne waruñu ko minimiser ci suñu société te malheureusement sooy wax nit ñi ay prétextes religieux la ñuy gën a jël d'habitude di wax waaw jigéen day déggal jëkkëram jigéen ci kër gi mag ñi góor ñi ñooy am kàddu day am te dëgg la sax nag amaana dëgg la noonu la suñu diine taxawee waaye tamit du ne nit ñi dañu war a jël loolu comme prétexte di ci abuser ndaxte wax dëgg yàlla buñ ko delloo abus daf ci am abus daf ci am abus
maanaam fa am ñoo xamante ni daal waaw. dañuy ëppal ni comme ñoom waaw. ñoo la kilif ñooy seen ñoo la rek kilifa daal ñoo ñu la jilif yaakaar ne dañ lay war a traiter comme objet noonu rek daal du questionner entre les conjoints kese Ouais. même entre frères ak sœurs da nga koy gis entre voilà nit ñi sax même seen doom sax parfois dañ koy teg pression bi nga xamante ne day doon xeetu violence Oui. nga ni même sax frères et sœurs Même ak frères et sœurs. maanaam yemul sax si conjoint daal yamul sax ci conjoint Nit ki da nga koy dafa teg doon pression nit ki da wala nga koy nga teg koy- pression wala nga koy mettital wala nga koy doye dal parce que jigéen la te vraiment jigéen dañ ko war a sargal parce que jigéen dafa am lu muy représenter ci une société mais Au-delà- mais doguma la mais pression bi rek du si jigéen ñi rek ah même jigéen ñi aussi dañuy teg pression góor ñi dëgg la c'est vrai dëgg la. dañuy wax violence faite aux femmes mais Waaw, quand waaw. même Xëy gis na- nañ aussi jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñooy teg pression góor ñi c'est un constat qui est là c'est Sophie. un constat loolu mënuñu ko réfuter wax dëgg yàlla lu am la li nga wax nii waaye comme tey thème bi moom ci jigéen ñi lañ doon Waaw. wax dañuy féetale boor ndax ci maanaam da nga bëggoon am yow na daal ay jamono ji jigéen- da ngay faral jigéen ñi Déet, mais quand du ma même faral mais constat bi jigéen ñi, moom ndax mooy tey yéen bu ñu aussi da ngeen di toogoon teg fii indi pression thème ouais. bi ci jigéen ñi teg pression seen jëkkër wala loolu dafa am ñi nga xamante ne réellement day am xeetu violence dafa am ci góor am ci jigéen mais li tax bu jigéen bi gën a doy waar parce que jigéen dañu jàpp ne dafa bokk ci couche vulnérable de la population parce que loi yi dañu défavoriser jigéen tey jii Ouais. góor lañ jël teg ci kaw religion dafa jël góor teg ci kaw jigéen suñuy loi sax jël góor teg ci kaw jigéen Ouais, mais gis na sax tradition doguma la. bi sax ci jël religion góor teg sax ci même jigéen wàllu miraas góor ñaar lay am jigéen waaw am mais benn loolu dafa bokk Très ci bien. suñu réalité dëkk yi en tout cas peut-être que dans certains pays xëy na ils sont plus évolués que nous ouais. mais fii Sénégal moom suñu réalité tey mooy lépp lu ñuy def góor la ñuy teg ci kaw jiital teg jigéen ci ginnaawam donc loolu dafa doon réalité donc moo tax nag loolu su amee société bi configuré woo noonu dañu war a dool yërmande war a def attention ci dérapage yi mën a am war a def attention ci ñi nga xam ne dañuy ëppal ci autorité bi ni ñu ko war a exercer est-ce que jaar na yoon est-ce que def nañ ko ni mu waree parce que bu dee diine sax day indi charte te ji ku doon jàng suratul nisaan di nga gis li ñu protéger jigéen yëpp Ouais. dañ ko dénk góor ba pare protéger ko donc ku koy jàng di ko doxal amaana da nga yërëm jigéen bu ñu demaatee ci charte yi tamit buñ ne par exemple ñu jël code de la femme ñu ne jëkkër ji choisir fu jigéen di dëkk wala loolu terewul ñu war ci dawal yërmande parce que tey jii jigéen bu jóg këram dem mën nañ ne dafa def abandon de domicile góor bu jóg dem dañuy naan xëy na dafa dem mission te ñëw parce que loolu perception populaire Ouais. bi Sénégal am ci si. jigéen ak góor Ouais. parce que yemalewuñu leen ci dara ah mais quand même yéen a fi doon waxu parité ah yéen a fi doon waxu parité mais bon pare des fois suñu leen tegee yéen yi ngeen di dafa métti wala Waaw. nangam sangam wala même sax entreprise Aha. yi jigéen ñi am na si ñoo xamante ni des fois dañuy reprocher non seen parité absence yeeg ak seen nangam sangam ak yooyu Parité. naam sax du jigéen ñëpp na am na ay jigéen ñoo xamante ni quand même ñoo mën góor jamono ji Ouais. jigéen ñi mën góor bari na jigéen ñu mën góor Waaye- waaye ndax soo delloo ci cadre entreprise Ouais. damay dellu si ci exemple bi nga jox parce que c'est un exemple pertinent ndaxte jigéen ñi tey boo leen fekkee ci entreprise wax dëgg yàlla commencé ko sax ci études scolaires yi oui parce que tey taux de scolarisation au secondaire jigéen ñi mi ngi egg 35% pendant que góor ñi ngi 30% et pourtant bu ñuy dugg dañuy jàng yem ñu à un moment donné jigéen ñi dañ ciy fas jom ba nga xamante ne ñoom comme société bi ni mu leen di imposer teg leen pression même rek sax wàllum résultat dañuy bu gis ñu jigéen egsee ñi wàllum am si résultat ay résultats yu am solo performance yi tey booy recruter sax dina difficile yow nga am ay CV ay góor pour ñu tolloog jigéen ñi CV jigéen ñi ñooy gën a bari parce que ñoom ñoo gën a egg niveau bi ñu jàngee noonu bu ñu egsee entreprise da ngay gis mu am disparité tout de suite parce que tout de suite mooy li ngay wax ni dañuy wax waa jigéen ñi dañuy def ay maternité Ouais. jigéen ñi dinañu absenté góor day absenté jigéen day absenté mais jigéen sur de plus longue période su nekkee en âge de se marier c'est normal parce que tamit doom ya ñuy def di ko yar di ko kii ci kër ga jigéen ak góor a ko jur c'est que rek rôle lu jigéen mooy moom la ñuy jox mu sacrifier wu nekk ak doomam di ko surveiller mais c'est pour la famille c'est pour l'intérêt de la famille noonu lañ ko war a gisee jàngatee ko noonu parce Très que yow soo jàppee ne sa jabar nangu ko mu toog ci kër ga di la sambal sa tout tànk
en attendant bureau ba ña fa nekk di liggéey. Oui. donc noonu nga koy xoolee day oyof. Très bien. day oyof. alors comme ñu ngi ci entreprise yi nañu taxaw foofu laata sax ñu yow ci yeneen violence yeeg muy violence domestique ak ñoom seen ma fàttali suñu mbokk spectateurs yi ñu ngi dalal Sophie Coulibaly Meng nekk opératrice économique chef d'entreprise xam-xamam màcc ci wàllum taxawaayu jigéen ci réew mi te tamit naka noonu mu yëm bu baax ci lépp lu jëm ci wàllum banque et finance. alors Sophie Coulibaly mbokk tey spectateurs yi ma ngeen woote ci 88 628 32 32 88 628 32 32 alors ñu ñëw ci ñu taxaw ci wàllum entreprise yi alors yan aspect nga jàpp ni jigéen ñi dañ leen di mettital ci entreprise yi mu soxal wàllum violence faite aux femmes. waaw entreprise yi nag doy na waar trop. parce que mais tu insistes là. waaw dafa lu tax nga ni doy na waar lu tax. y a rien d'alarmant. parce que tey jii bu ñu duggee ci cadre entreprise dañu gis ne suñu demee ci instance de décision yi. fu góor ñee fa ëpp jigéen ñi ba tey. góor ñoo fa ëpp jigéen ñi. bu baax soo duggee ci yenn entreprise yi dina bari jigéen mais soo demee ba ci kaw plus ngay jëm ci kaw. góor poste de responsabilité yu important yi góor ñi leen koy gën a jox. mais lu tax te sans tenir compte de l'ancienneté sans tenir compte des diplômes parce que ñoom dañuy jàpp ne rek en xam nga lu góor di cërle moom loolu yàgg na fi léegi Malick xam nga ko léegi góor ñi bu ñuy joxe cër daal góor ñi la ñuy njëkk daggal doog a daggal jigéen ñi la des. donc loolu moom jigéen ñi ñu ngi ciy dox ay jéego te yaakaar naa ni nag. bu ñu insister tuuti. dina mën a changer ndànk-ndànk parce que dañuy wax parité nekkagul réalité. oui nekkagul réalité ah. nekkagul réalité parce que bu ñuy wax parité ci suuf moom dina mel ni luy xaw a tolloo noonu. waaye boo yegsee ci kaw plus ngay dem ci kaw da ngay gis ne góor ñi ñoo gën a occuper poste stratégique de responsabilité te même poste bi. suñ ko joxee jigéen sax dañuy mel ni kuy wàññi dooleem tuuti. ah bon. waaw. si naka. tey jii yow boo nekkoon directeur général. nekk góor bu ñu jëlee jigéen tegaat ko fa. prérogative yi dañ koy wàññi di ko surveiller plus que nañ doon surveiller góor ñi di la demander plus de résultats que li ñuy demander góor à poste égal. lu tax parce que dañuy jàpp ne jigéen la que déjà yow da nga am chance ñu jox la loolu ndax ñoom ba ci tey ci xel yi. poste yooyu ay góor a ko moom. donc bu ñu joxee jigéen dañuy jàpp ne c'est quelque chose d'exceptionnel. ba nga xamante ne lu ñuy laaj góor benn yow dañ lay laaj ñaar. pour yow nga mën a prouver rek ne yow mérité nga toog fa nga toog. donc mbir mi daal noonu la mel. mais est-ce que yow laataa ñuy xuus bu baax. Sophie yow mën nga ñu jox exemple boo xamante ni yow concerne la yow la concerné. nga nekk chef d'entreprise ci benn entreprise te yow nga def fa résultat ndax su ma xoolee bu baax sa jaar macha allah am na ci ay entreprises yu bari nga xamante ni jaar nga fa alors. yow na nga def ba évoluer ba nga xamante ni su ko defee yow ñu bañ la boole ci jigéen ñi nga xamante ni suñ leen joxee poste de responsabilité dañuy am ay jafe-jafe. waaw man moom damay sant yàlla bu baax ndaxte bi ma paree samay études dama ñëw sans grande difficulté wax dëgg yàlla am na entreprise yi nga xamante ne. sa étude fi nga ko defee sama étude am na yoo xamante ni France nga ko defee waaw li ci gën a bari France laa ko defee. donc ba ma ñibbisee fii dama ñëw rek. quelle année 2003. 2003 en oui. 2002 laa ci Sénégal en 2002 KPMG moom ma njëkkoon woo à l'époque je fais pas de publicité. ma jógee fa benn banque de la place Oma. donc bañ fa excès dañ fa ay góor ay jigéen équipe yi day doon ay équipe yu mix. mais da nga xeex ba àgg foofu. waaw dañuy xeex ba àgg foofu. waaye wax dëgg yàlla même ci biir équipe yooyu ñu amoon noonu dañu nekkoon ay 6-7. suñu amee ay poste dañu yeggoon parce que benn bi ñu ngi nekkoon ay assistant entreprise ñaari góor ñi ñu njëkk seppi def leen chargé d'affaires titulaire ay góor la woon jigéen ñi on a suivi après à quelques mois ou à 1 an près. mais ba tey xëy na hasard la. mais en tout cas noonu la demee. mais yow nga vivre période bi nga xamante ni yow dañ la jiitaloon en tant que jigéen. période boobu da ngay vivre sereinement parce que quand tu as les mêmes outils ak les mêmes bagages fañ jàngee nga jàng la ñu am comme expérience loolu nga am lu ñu am comme xam-xam loolu nga am da ngay jàng da ngay tari rek da ngay tari li nga jàng rek. waaye wax dëgg yàlla yombul parce que soo jëlee équipe bi nga xamante ne sa directeur yëpp ay góor lañ duñ la faciliter la tâche. am na ci ñi nga xamante ne nag wax dëgg yàlla dama ciy profiter ils sauront se reconnaître sargal leen bu baax a baax parce que ay jàmbaar lañ
ndax góor bu nangoo jigéen jiite ko rek ça veut dire que esprit de dépassement la parce que contexte bi ñu nekk la société bi ñu nekk la parce que tey jii ñu bëri nangooguñ ko. problème déggoo am foofu. problème déggoo day am. day am parce que même ci nomination yi dañ lay contesté naan diw moo fi mujjee ñëw wala diw moo fi lii dinañ la utal daal raison bi tax yow bien que dañu xam ne carrément cursus yi bokkul suñ ko tegee y a des raisons objectives qui font que yow mën nga leen jiite. te dañuy xam ne ci jiite bi sax résultat ya ngay def amaana keneen kuñ ci tegoon ci ñi koy laajte du ko mën a def mais ñoom le fait que nga nekk jigéen rek déjà da leen di poser problème. da leen di poser problème dañuy def ay pièces basses ay manœuvres ay affaires yooyu ci suuf xam rek seen yooyu rek dinañ ko def mais dina am ñu lay jàppale nag heureusement dina am ñu lay si jàppale. Alors violence faite aux femmes ba pare ba tey si entreprise yi ñu fay nemmeeku tamit am na si entreprise yoo nga xamante ni harcèlement du fa jóg chantage naka noonu yow mos nga gis ay cas wala ndax vivre nga li ni mel. waaw pas des cas yi nga xamante ne touché na ma directement wax dëgg yàlla mais dina am ay jigéen yi nga xamante ne parfois di nga dégg fort ci ay waxtaan ñuy ci plaindre di wax ne vraiment diw mi dañ ko teg fii waaye naka sa dul noonu xam nga li ci gën a bari sax. ndax touché wu la doguma la directement de maanaam sa caractère moom mayu leen woon loolu. loolu la wala mën naa nekk chance rek ci éducation bi la peut-être. wala ci leneen ak leneen. ndaxte ñun vraiment man sama waajur bu jigéen enseignante la. donc daf ñu xamal àdduna lu bari parce que éducation sama waajur bu góor tam enseignant la. donc ñun dañu teel xamal àdduna dañu waxtaan ak ñun dañu xamal naka la ñuy war a comporter woon devant la difficulté di ñu encadrer aussi. ma am chance su tamit am sama borom kër bu compréhensif. mu may dañuy waxtaan tout le temps parce que ñoo bokk milieu professionnel. très bien donc loolu yëpp chance la. mais ku amul chance boobu tey bu ñëwee. mën na nekk koo xamante ne une proie facile comme on dit ndax soo ñëwee wax dëgg yàlla ba certaine stature jigéen ñi surtout xale yi jeunes filles yi nga xam te ne elles sont pas encore mariées ñoo gën a nekk des proies faciles à ce genre de violence yooyu maanaam dañuy tomber ci piège yi quoi facilement mën nañ tomber ci piège yi xam nga li ci doy waar wala des fois ñoom ñoo koy fa am ñoo xam li ci doy waar mooy mën nañ bañ a tomber ci piège yi mën nañ nekk des gens yi nga xamante ne ils ont la tête sur les épaules mais yàq leen dafa gaaw ah bon parce que violence lu ci la bokk yàq leen dafa gaaw maanaam. yàq leen day gaaw da ngay gis ay lettres ouvertes yu ñuy def contre des femmes ci biir entreprise yi di wax diw ak diw ak diw dañ ko yaakaara ne dafay def naka sudul noonu ak diw promotion ka lu nekk da nga koy dégg. oui te day doon loo xamante ne du nekk dëgg duñ ci am benn preuve. duñ ci am benn firndeel mais yëpp pour yàq quoi. lépp pour yàq rek. parce que dañuy jàpp ne jigéen bu toogee fii te góor toogu fa rek. c'est y a quelque chose y a quelque chose. am na alors que jigéen mën na jiite te dara du ci am. oui waaye jàppee guñ ko noonu daal tey ji loolu yëpp ci xeetu violence la mooy li tax ma lay wax ne violence mën na nekk verbale. mën na nekk physique violence verbale mën na gën a metti sax parce que ku ñu toog di ko yàq daram laay wax. ci jigéen mën na metti parce que ku tollu ci sëy ñu yàq si da wax da nga am promotion canapé loolu mën na poser problème yenn très bien mais sax am na ay exemple yoo bëggoon joxe nga ni mbir mi touche la directement mais indirectement gis nga ay cas yi nga xamante ni est-ce que mën nga si ñëwaat. waaw parce que da ngay dem mooy promotion yi ñuy wax rek. mooy am na ñi nga xamante ne jeune fille dañuy dem ba nga xamante ne seen liggéey dañ koy def correctement. di xëy normal di am résultat yépp boole ci fulla ak fayda bu ñu toogee di la xooy ne la poste bii nii lii nga war a def wala lii nga war a def boo ko deful ñu tuutel la te loolu c'est extrêmement difficile à prouver. c'est extrêmement difficile à prouver ndax jigéen bu toogee di wax diw. lii moo tax joxuma poste bi ban preuve ngay am pour di ko ñëw di expliquer carrément parce que amul benn texte buy wane ne nii lañ koy décrire wala nii lañ koy décrire amaana yow boo demoon tey si sax di crier au harcèlement di nga tu auras du mal inspection du travail nga teg dara ci loxoom wax ko ne lii la ak lii la mais foofu est-ce que du manquement bi nga xamante ni mën nañ ko soulever par rapport ak si texte yi manquement boo xamante ni war nañ ko mën a jojanti ñu jubbanti ko. bu baax sax parce que tey jii soo toogee ak sa patron ci bureau mu wax la mu lay wax soo génnee c'est ta parole contre sa parole. oui donc loolu mu doon loo xamante ne war nañ ko seetaat bu baax a baax parce que du question ne da nga war a am ay écrits wala nga war a am ay témoins bien que mën nga comprendre ñu bañ a teel a trancher parce que mën na am ay abus.
mais bañ abus boobu est-ce que dafa war a tax ñu bàyyi jigéen mu nekk proie bu facile noonu rek ba nga xam ne lu ne mën nañ ko teg te kenn du mën a réagir. war nañ mën a au moins dans les différentes instances ñu offrir ko possibilité muy défendre. au moins ñu mën ko bàyyi xel. très bien mais si boobu lay jamono Sophie Coulibaly Meng am na si ay jigéen ñi nga xamante ni dañuy dund ay violence mais seen fit du leen maye ñu wax ko am na si jigéen ñi nga xamante ni suñ demee ba sës wala ba affaire bi ëpp leen loxo ñu soog ko wax mais am na si ñoo xamante ni duñu génne duñu yëkkati seen kàddu wax est-ce que te yéen dem si seen marche bi nga xamante ni jigéen ñi amee nañ ko ñuy ñaax jigéen ñi leen nañu bàyyi tekkaaral bi di wax loolu du fi kon wax gi dafa am solo maanaam wax gi dafay tax nit ki ñu bañ a àgg fenn fi te tamit su ko defee ñi nga xamante ni ñoo la war a mën a jàppale ñi nga xamante ni ñoo la war a mën a soutenir ñoom ñu jug si nu mu gën a teelee. waaw loolu Malick du fit loolu kersa la. parce que maanaam lan tekkaaral bi. tekkaaral bi kersa la parce que être victime de harcèlement. yombul pour nga wax ko parce que aveu de faiblesse la. aveu de faiblesse la parce que da ngay dem di wax nit ñi que yow parce que société bi noonu la koy juger je ne dis pas que c'est le cas mais fii Sénégal ku ñëw di wax dañ maa violé xam nga lan la ñuy njëkk a xool yow la ñuy njëkk seet ndax tu as un bon comportement général ci sa société. très bien moom de maanaam yow jigéen gi moom de lu ko neex lay sol moom de day dem di ñëw du toog du yendal yow la ñuy nekkinam njëkk xool sa nekkin naan dafa sikk dafa sob yow la ñuy njëkk fouiller sa nekkin balaa ñuy xool ndax la ngay wax am na wala amul alors que le problème normalement nekkul ci yow da nga nekk di wax ne yow victime nga ñu commencé jël victime bi ci boppam commencé ko fouiller commencé étaler vie privée xool moom nan la mel loolu moo tax jigéen ñi ragal même amaana ba nga melee na nga war a mel yëpp bu ñu bëggee setal nit mën nañ la tuumaal bu ñu bëggee setal nit dañ lay créer histoire bu bees tax parce que on sait que y a des lobbies y a des trucs parce que en général ñi nekk naka lañ koy waxee instigateur u violence yooyu day fekk ay kilifa lay doon ñu nit ñi di nawloo ñu bu ñu defee ñoombe dañuy am toujours seen benn bu leen di protéger di leen di créer ay boole ci ay menaces donc loolu yombul ça veut dire que jigéen ñi tey il faut cadre familial bi moo leen mën a jàppale ci loolu ba avant tout parce que ñun bu ñu amee suñuy doom yu jigéen wax dëgg yàlla war nañ am complicité ak ñoom ba nga xamante ne bu amee lu leen naxari war nañ ñu ko mën a wax parce que à 25 ans dañuy wax rek xale yi mature bu ñu noonu am na lu des am na li nga xam ne dañ leen war a accompagner ba keroog ñuy nekk ci loxo. très bien alors est-ce que tamit mën nañu wax ni jigéen su demee ba àgg fenn fii si entreprise wala yooyu ñu koy wax yenn yi maanaam moom si boppam c'est vrai ku góor ki mën nañu wax ni wala ki nga xamante ni moo koy am def chantage wala harcèlement am na si responsabilité mais ku jigéen ki aussi est-ce que du tamit comportement am wala. non mooy li ma lay wax rek. mënul nekk victime ba pare. ngay seet ndax moom mel na mu war a mel. parce que bu ñu nee victime rek mooy dañ la tooñ. maanaam nit ki bu toogee mënuloo justifier ngay wax diw li mu sol dafa gàtt moo tax mu violé ko loolu du xalaat. oui parce que nit ki la muy sol ak la muy kii tant que c'est pas indécent ba nga xam ne mën nañ prouver yenn niveau d'indécence yi dara mayu la droit nga jàll ko. donc moom comportement nit mënul justifier violence su keneen. mais léegi lan moo tax suñu société bi ba léegi toll foofu taxaw foofu que ni situation yooyu su amee dañuy taxaw ci victime bi. parce que loolu c'est d'abord société traditionnel bi si sa gis-gis dafa war a dépasser loolu. suñu société moo war a dépasser loolu. moo war a dooleel jigéen. très bien ci biir kër yi. mooy li may wax sànq ba tey ci biir kër yi la war a commencer balaa muy génn sax di dem feneen. parce que yow nii bu ñu ñëwoon tey wax sa yaay def nga nii def nga la moom balaa muy wax dara sax war na mën a xam doomam ni mel. war na mën a xam moom ban éducation la def si yow. effectivement balaa ñuy wax dara. que yow déjà nga ñeme ñëw tiim sa wayjur di ko wax parce que aussi éducation bi li ñuy wax yëpp. nit kersa jigéen fu mu toll ci Sénégal du waxuma ne dañu war a dindi kersa de. kersa dafa baax ci loo gis ak sutura mais ña nga war a waxal nga wax ak ñoom. kersa warul am ci diggante yaay ak doom. kersa warul am diggante jëkkër ak jabar. kersa warul am diggante mag ak rak. ay sœur. ndaxte boo amee lu la metti war na mën a am koo jege koo xamante ne nga wax ko
te kooku war na mën a am maturité jóg seet nu mu gën a rafetee mu fajal ko. très bien boole ci sutura. boole ci sutura. très bien. te nag yéen tamit journalistes yi tamit du ma leen ŋàññi. mais am ngeen ci une petite part de responsabilité. journalistes yi. parce que couverture médiatique précoce bi ngeen di def sur des événements comme ça mën na tax nit ki am kersa ba nga xamante ne day ragal parce que wax dëgg yàlla man sama rakk bu ko lu mel noonu daloon du ma bëgg dès le début balaa même ñuy ubbi enquête yi ñu commencé ko wax ci réseaux sociaux yi commencé ko wax ci télé yi est-ce que xam nga parfois sax télé yi dañ koy commencé wax mais xam nga yaa ngi naan journalistes yi mais est-ce que du réseaux sociaux yi moo tax mbir mi gën a am doole ndax soo xoolee rek même léegi faits divers yi nu mu siiwee nii yëpp nu muy gaaw a tasaaroo mais réseaux sociaux yi moo tax. réseaux sociaux yi moo tax. gën na ko yokku. gën na ko yokk da ko gën a yokk rek. mais li may wax couverture précoce yi ku ci nekk vraiment da ngay jël mbir bi nga def ko sa mbiru bopp. nga xam ne yow bu doon yow. nga am dara loo xam ne boo sañoon ñëpp duñ ci jot. nga jàppee nit ñi ni sa bopp nga bañ a siiwal mbiru jàmbur te dara xewu ci kooku vie privée am la. vie privée am la bien que dans certains cas dañuy soxla taper sur la table pour ñëpp yëg pour kii mais day fekk nit ki ak consentement aussi. oui ak consentement bu dee nitu kersa la tamit du neex. ñëpp xamal ko te dara xewagul. très bien alors Sophie dañuy ginnaaw entreprise yi ñu ñëw ci violence domestique. violence domestique suñ ko waxee la lay tekki. violence domestique suñ ko waxee mooy liy xew ci biir kër yi. oui mooy ñi nga xam te ne dañ leen di maltraité ci biir kër yi. jigéen ñi ak xale yi sax la ñuy wax des fois. parce que violence domestique mi ngi commencé Sénégal moom li cas yi ci gën a fréquent malheureusement mooy jëkkër ak jabar. dóor na jabaram toj na bët bi damm na loxo bi def na laa. après ñu ne jigéen du yóbbu jëkkëram gendarmerie. ñu ne jigéen. du yóbbu jëkkëram gendarmerie loolu ngeen dégg. loolu la ñuy wax. oui. fii divorce sax yóbbu na jëkkëram tribunal la ñuy wax yow mas ngaa dégg yóbbu na jabaram tribunal kenn du ko déplorer mais yóbbu na jëkkëram tribunal moom lu garaaw la mooy évolution mentalité yi. protection bi war parce que jigéen wax dëgg yàlla aux yeux de la loi. les femmes sont protégées. tey jii nii may wax ak yow parce que yaakaaruma ne. violence conjugale dina am wala violence domestique nit ki saisir gendarmerie wala justice et que defuñu ci dara. wax loolu moom dañ koy rafetlu bu baax mais pour nit ki am courage yu jóg dem dénoncer. c'est ça la difficulté. courage yu jóg dem dénoncer boobu yaa ngi seet xale yi yaa ngi seet njaboot gi. yaa ngi seet say waajur yaa ngi seet mbokk yi. te la plupart du temps même bu diggante bi demee ba defaru nit ñi ñoo la ko dul baal dañuy naan dañ ko meree ndax moom nii la fi def jëkkër ji ndax moom nii la fi def. muy doon phénomène de société bi nga xamante ne vraiment war nañ ko mën a dépasser. ndax góor nit la jigéen nit la xale nit la mag nit la. violence moom kenn amul droit teg ko kenn. très bien mais alors violence domestique yi ginnaaw ba ñu waxee d'une manière générale que ni violence faite aux femmes et aux enfants dafa gën a takkarnaase mais violence domestique yi aussi dafay bari ndax gis nañ tribunal kaaw divorce yi chaque année dafay yokku te tamit violence yi ay jëkkër moo dóor jabar wala jabar moo dóor jëkkëram dafa gën a takkarnaase alors loolu lu ma koy expliquer si couple yi tamit Sophie. man dama ne état de stress parce que divorce yi noonu la bëri actuellement. oui même bu ñu dul wax violence sax ça veut dire que dafa bari niveau d'intolérance bi maanaam muñalante beeg muñalante bi ak baalante bi léegi bëreetul suturaalante bi yërëmante bi ak muñ bi vraiment mooy muñalante bi woy mooy muñalante bi parce que nit ki soo ko jàppee sa bopp rek doo am benn problème parce que ku am côté bu baax rek am na lu mën a sikkalee nit da nga koy jël avec ses qualités et ses défauts boo jëlee défaut yi rek teg ci lu mu def rek défaut la fàtte qualité yi parce que amul kenn ku bon en général nga xamante ne sa lépp bon sa dara baaxul loolu amul yaakaaruma ko mais donc boo jëlee nit ki mu def la dara la naqari xoolal côté bu baax bi nga xoolee ko ndaxte boo jëlee nga ne yow lépp li nga bëgg day am léegi doo ci wàññi dara doo ci bàyyi dara bu jàll intolérance totale mooy indi violence yi parce que jigéen ñi en général ay muñkat lañ sénégalais ay sëykat lañ de boo demee feneen di nga gis différence bi parce que fii ni ñuy sëyee dañuy muur suturaal la indi la ñu yàpp la wax la boo demee nii ngay def da ngay muñ lii da ngay muñ laa
góor kenn ko yeb ne ko. mais góor ñi tamit ay muñkat nañ. kenn waxu leen muñalal sa jabar bañ leen ni muur di yóbbu kenn muuru leen jigéen ñi la ñuy muur nañu boo demee nga muñ fii société bi noonu la doxee te buñ la egsee ne la boo demee nga muñ tamit boo egsee lu ne di nga ko fa muñ. c'est normal ngay. te muñ ba c'est normal ngay faral jigéen ñi ah. te muñ ba daanaka mais góor ñi tamit dañuy muñ. soo muñee muñ ñu ne bul bul wax wax même si ay couple yi nga xamante ni góor ñi lu ñuy dund mais quand même ñu ngi koy muñ. muñul ñu ngi koy muñ xam nga li ñuy wax c'est le sexe faible lañ koy wax jigéen parce que bu ñu jàppee ne dafa am couche bu vulnérable ak ku vulnérable rek wax ji day tënku bu ñu nee góor yow lañ yàlla dénk kër gi jigéen a ngi nii dañ la ko dénk jigéen du takk jëkkëray takki jabar génnee ko ci këram génnee ko ci famille wam bàyyi ko ci jëlee ko ci condition yi nga xamante ne papam moo ko doon dundal dëkkal ko defal ko yëpp ñu ne la kii nii may nañ la ko bés ni ki tey lii yëpp yow la war yow boo ko jëlee même yërmande bi nga war a doxalee ak kooku da ngay xam ne kooku léegi nekkatul sa nawle dafa bokk ci sa njaboot amatoo leen relation d'égal à égal oui monsieur madame comme ni ñu koy waxee parité bi parité du loolu loolu ku ko jàpp rek da nga juum parité ci cadre professionnel lañ koy wax cadre professionnel ñu ne donner égalité des chances jox leen même chance yi à compétence égale. alors mais est-ce que tamit du pression beeg stress bi moo gën a yokku léegi ñàkk muñalante beeg lu tax. waaw ñàkk muñalante bi affaire yi jikko yi ñoo yàqu. jikko yi ku si nekk di xoolante du question loolu nag malheureusement nekkul ci góor ñi kese jigéen ñi tamit ñit ñi dañu nekk à fleur de peau génération bi fu ñu toll nii xam naa digitalisation bi tësoo àdduna nit ñi ñu ngi daw portable yeeg réseaux sociaux yi innovation yeeg WhatsApp TikTok ak ñoom seen di nga dugg ci kër kenn du tala wax ak kenn ku nekk da ngay sëgg sa portable kër yi ñoo tas famille ku nekk da ngay sëgg sa portable xale yi ñu ngi ci portable yi ci réseaux sociaux yi parents yi si boppam ñu ngi ci groupe WhatsApp yi wala leneen ak leneen ba nga xamante ne kenn talatul waxtaan ak kenn finalement dañuy dëkk ci kër gi mais xamante wu les gens vivent comme des étrangers ñi ci biti la ñu gën a miin que ñi ci biir parce que ñi ci biir du ñu toog am cadre bu ñuy toogee waxtaan bu jëkkaan dañuy teg bool bi ci suuf heure añ heure reer ñëpp añandoo ñi jël moment d'échange ñuy waxtaan léegi heure añ heure reer sax daanaka nit ñi du ñu fekkante ci kër gi kii du ne tibbal ma fii kii ne may ma fee sama classe gi moom dañuy lekk à table assiette jaar nii donc loolu yëpp day renforcer famille am na solo day dafa am solo parce que waxtaan bi ñuy waxtaan ci bool bi ku nekk nettali sa journée bu ñu jógee am yenn kër yi teg attaaye donc cadre familial yi dañ ko war a créer waat indiwaat cadre familial yi bu baax a baax lu dina defar lu bari alors kon rôle de l'éducation bi nga xamante ni parents yi war nañ ko jouer dafa am solo ngir ku si nekk même si couple yeeg ak ñi nga xamante ni nekkuñ si couple yi ku si nekk yow nga xam fi nga war a mën a yem ba pare nga bañ a am abus sa diggante ak sa morom waaw maanaam parents yi dañ ci war a am rôle bu am solo bu ñu si war a mën a jouer parents yi dañ ci war a am rôle bu am solo nit ak nit tam nit ku nekk tam nga nawloo sa morom mooy li ngay wax abus lu nekk nga xam li la sa diine may li la yoon may li la éthique may mooy sa diggante axulaay tala ak nit ak nit très bien ni la société bi may ak lii nga xamante ne bëgguloo ko la ko def nga bañ ko teg sa morom parce que du ne nit ki loo ko ëppee doole wan ko parce que tey ji dañuy xam nañu wax dëgg aussi suñu demoon ba jigéen ñi sax am fitu dénoncer est-ce que tey ji suñu système de justice c'est parfait ba nga xamante ne yow boo dénoncer en étant sûr que yow mi tooñ lañ la est-ce que tu es sûr d'avoir gain de cause c'est pas sûr c'est pas tellement sûr loolu moo tax aussi dem jigéen ñi seen marche ñuy sàkku ay réformes yu am solo jëm ci wàllum politique ak social des réformes politiques et sociales ngir ñu fexe ba xool nu ñuy freiner violence yi nga xamante ni ñu ngi koy teg jigéen ñi ak ndaw ñi waaw mooy li may wax rek parce que da ngay dem ñu lay laaj ay xeetu preuve yi nga xamante ne en matière de violence verbale et truc preuve yooyu mën nga ko bañ a am mais du tere ne tooñ lañ la et du tere ne war nañ ko mën a sukkandiku gëstu ko teg ko ci yoon te soo demee sax ba nga am dossier bu solide ba dem ne da ngay ko dem tribunal sax dossier yi mën na yàgg du ñëpp ñooy am chance ñu accompagner leen ak association féminine yeeg yooyu. très bien alors daanaka simili yi jeex na scandale yi nga xamante ni dafa takkarnaase fan yii rek gisoon nañ fi scandale Miss yeeg ñoom seen ak yooyu ba léegi nii fan yi kenn waxaatu si dara alors scandale boobu si sa gis-gis dañ ko war a leeral
vraiment si sama gis-gis. ndax dafa yàq image yu jigéen lu ñu war a leeral la parce que loo xamante ne dafa yàq image yu jigéen à deux niveaux. parce que ka ñuy wax personnalité la. dafa am lu muy signifier icône la ndax ñun bañ nekkee xale ba léegi bu ñu nee Miss Sénégal ñun lu rëy la ci ñun. ak xale bu munti doon boo nekkee jigéen. da ngay koy gisee comme une princesse comme une icône nationale donc dafa am lu muy représenter quand même si paysage culturel bi donc à ce partir de là mu doon koo xam ne dañ ko war a protéger waxuma ne parce que je ne connais pas le fond de l'histoire ba xam ndax dañ ko tooñ wala tooñuñu ko loolu justice dina ci def yoonam am naa ci yaakaar waaye même image am dañ ko war a protéger parce que ñaawlu naa ko trop que ñuy gis ci réseaux sociaux yi ñu naan ndax violé nañ kook violé wuñ kook am na doom ak am doom lu ñuy du doon lu ñuy rafetlu en tant que jigéen waroon nañu ku mel noonu tànn ko niñ ko war a tànnee ba pare très bien bu ñu eggee ci tànneef bi ba pare ñu protéger ko niñ ko war a protéger ba keroog muy joxe couronam parce que loolu tamit dafa bokk ci charte contrat yi nga xamante ne bu ñuy exposer suñuy doom ñu def ay concours de beauté ak yooyu baax na institution yi koy porté ñu saytu leen tamit di leen auditer di xool di évaluer ndax ñi ngi def seen liggéey correctement parce que ay doomu jàmbur lañ leen dénk. très bien am na solo. maa lay gërëm baax di la sant Sophie Coulibaly. di la gërëm baax di la sant. jërëjëf Malick. mu nekkoon Sophie Coulibaly maa ngi nekk doctorante en management international naka noonu ingénieur financier. titulaire d'un DS en finance et d'une maîtrise en gestion des entreprises et des administrations mu nekk opératrice économique chef d'entreprise xam-xamam màcc ci wàllum banque et finance am ay jaar yu am solo ci ay entreprises yu bëri di ko gërëm baax di ko sant mbokk téléspectateurs yéen tamit amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant Iba Mar Sène moo nekkoon ci son bi ci réalisation bi Ndiaga Seck moo ci nekkoon ci caméra yi Moussa Dia ba suba incha allah ñeenti waxtu.